waa léegi nag ngeen may ko mu waxtaan ak yéen. voilà merci jërë ngeen jëf. merci jërë ngeen jëf. mais je comprends maintenant pourquoi gars yi tiit. je comprends maintenant pourquoi ñu leen di interdire. xam nga way wuy dëpp gaal de su ko way ci tefes. maa ngi leen di sant di rafetlu ñëw bi ngeen ñëw fii ginnaaw interdiction yu bari yoo xam ne ñun dañ doon mise en train rek dañ doon tàngalu rek ne nañu dem Grand Théâtre tàngaloo fa mais vous avez vu interdire nañu ko ñu dem terrain ñaari tali ñu fexe interdire ko waaye ku gëm yàlla ànd ak yàlla boo demee xaar yàlla fekk ko fa. kon ndaje mii amoon naa yàqin ne mënuñu ko interdire nde la leen koy autoriser loo xamuñu ko. kon maa ngi sant waa gëm sa bopp ñépp duma lim benn localité parce que gis naa ne ñépp teew nañu fii. may beral ngërëm ñi nga xam ne yegsi nañu te ñu bokk ak ñoom conviction jublu ci liggéey Sénégal ngir ñu am Sénégal bi ñuy séenu Sénégal boo xam ne suñuy doom danañu nekk ci situation bi ñu leen yéene. maa ngi profito di remercier mon frère Ousmane Sonko, di remercier mon grand frère mon mbokk doomu Ndar di l'honorable député Bamba Dièye di beral mention ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéeyandoo ci gëm sa bopp depuis presque 1 an et ñooñu professeur Boubacar Seye professeur Malick Ndiaye ñooñee ci la ñu bokk. ma leen di beral mention spéciale ginnaaw bi ma nuyoo ñëpp sant leen. Chers amis, chers compatriotes, dañu wër Sénégal ñu def 67 000 kilomètres dem dëkkoo dëkk waxtaan ak nit ñi sottanteeg ñoom xalaat ñu wax ñu déglu leen ñu jooytu ñu comprendre leen ba tax lépp li ñu wax ñu tënk ko waaye dama ne bul bëgg dëkk ba dëkk fa na la waa dëkk bi bëgg nga dëkk fa. et bu ma gisee mobilisation bi sama xel day dal et damay am courage ci liggéey bi nga xam ne def nañu ko. damay wax souvent ne ñun ndaje yi ñuy def c'est des conférences publiques loo xam ne nit ñi dañuy jël kàddu poser seeni question man ma yëkkati kàddu tontu leen ñu seet ndaxam li ñuy wax dal na seen xel ak lan la ñu bëgg ak fan la ñu bëgg a dem. comprendre leen ne gëm sa bopp philosophie la, gëm sa bopp xalaat la, gëm sa bopp yéene la et yéen ñii teew fii gëm seen bopp dong moo tax ngeen ñëw ci ndaje mi parce que joxuñu fi kenn 1000 francs t-shirt amu fi mbubbam niroole amu fi kon yéen ñii gàcce ngaalaama jërë ngeen jëf. jërëjëf
jërëjëf waa kër Alaaji Paate maa ngi leen di sant merci jërëjëf alors boobaak léegi nag gars yi ñu ngi naan waaw Bougane fu mu jëm boobaak léegi ñu ngi naan Bougane fu mu jëm jërëjëf yaakaar naa ne wër gi ñu wër réew mi ak nit ñi ñu waxtaanal ñu wax ñu déglu leen ba ñu ca jógee ànd nañu tëju ci néeg waxtaan ne Sénégal li ñu bëgg mooy Sénégal boo xam ne jaaykatu ndékki bi da ciy gis boppam Sénégal boo xam ne menuisier bi da ciy gis boppam Sénégal boo xam ne mindaan mi da ciy gis boppam Sénégal boo xam ne góorgóorlu bi da ciy gis boppam Sénégal boo xam ne jigéen ñi ci mbootaay yi dañ ciy gis seen bopp Sénégal boo xam ne dóorkatu waar yi dañ ciy gis seen bopp ma ne nag gëm sa bopp mu ngi tàmbalee ci yéen ci seen bopp ngeen comprendre ne luy defar réew mi da ngeen ci am part de responsabilité Sonko ak Bamba Dièye ñi ma jiitu ak professeur Malick Ndiaye junj nañu ko loolu laa wéy di leen wax ci ndaje yi ñuy amal Sénégal li koy soppi ci yéen ñii lay jóge Sénégal li koy changé ci yéen ñii lay jóge bu ngeen bëggee réew mi changé suñu borom dana ànd ak ñun ñu changé réew mi bu ngeen bëggulee réew mi changé la fi nekkoon du fi jóg dana nu takk buumu njaam takk ko suñu loos di ko xëcc jël buum bi jox ko tubaab yi te bu boobaa du ngeen ci mën dara kon moo tax document bii ñu leen jox tënk nañu ci yéene gi ñu am ci Sénégal document bii ñu leen jox wax nañu leen li ñu ci bëgg ak yoon yi ñu war a jaar ngir soppi Sénégal kon nag caggal guy gi ak li ci des mi ngi ci seen loxo Bougane Gueye ëppul xam-xam ci gëm sa bopp Bougane Gueye ëppuli diplôme ci gëm sa bopp Bougane Gueye ëppul pas-pas ci biir gëm sa bopp waaye Bougane Gueye ñi ànd ci gëm sa bopp am nañu yaakaar ci moom jiital ko kon professeur Malick ëtt wañu ñu yare ak li ñu def ci ñun jomb nañu di dige luñ du def Serigne Cheikh Gaynde Fatma dafa ne dañ ne ko loo wax def ko mu ne loo wax def ko suñu borom rekk ko mën waaye lépp lu ma wax am naa yéene sottal ko kon professeur kaamil boobu bu ma jege woon ma rëkk ko ak njàpp gii ci man ma ne li nekk ci document bi te ñu wax ko lépp li ñu ci wax am nañu yéene def ko ngir Sénégal soppi ko dañu ciy junj tuuti rekk ci loo xam ne xëy na jarul muy sori bokk na ci liy soppi réew mi fexe ba président de la République bañati doon buur et ni ñu nee ni président doon buur mooy dooleel assemblée nationale ba député yi yéen askan wi yéen a leen di fal kon lépp lu jëm ci liste majoritaire ci élection législative am nañu yéene supprimer ko ba yéen askan wi yéen dong yéenay fal député yi député bu ngeen fal président du ko xolloo fi ko neex kon moo tax ma ne yéene ji mooy fexe ba président bañ a doon buur loolu bokk na ci lu mel ni inspection générale d'État dana nu ko génne biir présidence de la République ba lépp loo xam ne wàllu poursuite la ñoom ci seen bopp danañ di mën di ko def ba ñuy luubal alalu réew mi ñu mën leen a topp dal ci seen kaw boutique bi nag
boutique bi mënuñu saa su ne ñu ne diw sàcc na xaalis ci boutique bi diw jël na xaalis ci boutique bi day mel ni boutique bi amul kilifa et on a l'impression que suñu boutique bii kenn te yow kër goo xam ne faw ñu sàcc ci xaalis te bu ñu sàccee xaalis bi diw sàcc na ma 1 million 1 million bi xaalisu réew mi la xanaa li la yitteel kay honorable député mooy récupérer ce 1 million waaye bu sàcc bi ki ñuy jiiñ sàcc ne 1 million bii ngeen ma jiiñ mën naa koo cautionner nga ne ko déedéet 1 million bi taxumaa jóg dama lay tëj ba pare laaj la 10 000 francs kub ndàmpaay xanaa kon kooku xam ngeen ne xaalis bi ngeen moom yéen taxu koo jóg ñaata mbokk ngeen am ñu sàcc ginaar dee ci kaso bi nu ñu mënee jiiñ nit sàccuk milliard ñu teg la ci avion génne la ba noppi naan la milliards yi nga jël fileeg yaa ngi foofu doo ko fay waaye boo duggsee ci réew mi di nga ko fay xaalis bee leen intéressé wala milliards yi leen intéressé wala nit kee leen intéressé loolu yëpp dañu am yéene mu dañ ci réew mi réew mu mel ni Sénégal ci 2018 ana ñi fi am problème mu ndox ana jigéen ñi seen diggu bopp yi yéen jigéen ñi amatul karaw yéen jigéen ñi seen bopp yi amatul karaw ndax root ñun ñu ne politique boobu dañu ñu koy wéyal et danañu fexe ba yéen jigéen ñi yéen ñiy dooleel kër yi ndox ci biir kër yi deesu ko fayeeti c'est important parce que nit ñi boo leen yërëmul mënoo leen dimbali nit ñi boo leen yërëmul doo leen dimbali document bi bu ngeen ko liiree di ngeen gis ne ci wàllug njàng suñu doom yi war nañ leen gën a aar suñu doom yi war nañ leen gën a teg ci yoon te njàngum alxuraan faw ñu dugal ko ci école primaire bi njàngum anglais dugal ko ci école primaire bi informatique dugal ko ci école primaire bi la guidance scolaire ñu fexe ba taxaw ci ba suñu doom yi duñu am diplôme di taxawaalu ci mbedd mi document bi bu ngeen ko liiree di ngeen xam ne li ñu doon wër réew mi am na njariñ parce que secteur bu ci nekk toll na ci 19 points yoo xam ne càmbar nañu ko ne dañuy ànd ak yéen ngir dem 2019 waaye 2019 googu wax naa leen ne leen man Bougane dama nekk un acteur de développement man Bougane duma politicien liggéey réew mi moo ma tax a jóg ànd ci ak ñi bëgg liggéey réew mi ma ne def nañu seen parrainage ngir segg candidat yi ñu bëgg a àndal di laaj 65 000 signatures ma ne yéen waa gëm sa bopp pour ñu bokk ci présidentielle bii di ñëw ci yéen ñii la des ci yéen ñii la des da ngeen di dem wala demu leen dañuy dem wala demuñu macha allah alors danañu dem dañuy dem à une condition man ak ñi ma àndal bu ñuy dee ci àll gaynde ñuy rey moo tax ñu bëgg fii ak le 31 octobre bii di ñëw la ñu bëgg ngeen fexe ba ñu am au minimum 500 000 signatures ak 1 million de signatures fourchette boobu maanaam fourchette 500 000 ak 1 million mooy tax ñu dem élection kon liggéey bi na tàmbali léegi pour ñun waa gëm sa bopp ñu bokk ci starting block bi liggéey ngir Sénégal liggéey ngir liy doxal réew mi conférence publique la ñu leen waxoon du ñàkk ñu mën a jël quelques personnes yu poser seeni questions ñu répondre leen rapidement ñu ngi jéglu Bamba ak Ousmane ñun suñuy ndaje nii la ñuy def dañuy jox askan wi kàddu gi
ñoom ñu posé seeni question ñun ñu tontu leen macha allah. aywa jërëjëf président. bismillah. waxtaan bi am na solo lool comme ni ñu koy defee partout fu nu dem rek suñu paree jox gars yi ñu posé seeni question yi ñu am liste bi ma am nag ki njëkk mooy Séni ña aywa Séni. salaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen gërëm ci teewaay bi ngeen def man maa ngi tudd Beydi Ñaan dëkk commune bu Ñandaan ci département de Podor région de Saint-Louis président laay wax gëm sa bopp la ñu wax te buñ nee ponku ngëm arkaanul islam juróom-benn la gëm-gëm moo ko jiitu yépp ci gëm la commencé kon gëm sa bopp yàlla moo ko njëkk a wax ci alxuraan laata yow nga koy wax mooy al imaanu billah gëm yàlla donc ma lay laaj yow président Bougane Gueye Dany xam nañu Sénégal dafa ndóol leer na ñëpp ni Sénégal dafa ndóol situation économie Sénégal lu ci sa xalaat ak loo ci wax. merci. mooy benn bi ñaareel bi balaa ma ci ñëw dañuy allahu tuuti mulka mi man tasa wa tunzi'u mi man tasa bi yadil xayr wa huwa ala kulli shay'in qadir yàlla moo jox nguur ku ko neex ëllëg bu la yàlla joxee nguur gi fan nga bëgg yóbbu réew mi salaamualeykum wa rahmatullah. jërëjëf monsieur Niane de Podor. Sénégal dafa ndóol parce que tout simplement dañoo liggéeyul moo tax may xiirtal nit ñi ci liggéey Sénégal 128 000 fonctionnaires la ñu am ci presque 16 millions d'habitants Sénégal presque 700 000 ñoo nekk ci wàllu privé ñiy taaba jënd jóob taf ci njaay 3 700 000 donc on a à peu près 4 500 000 ci réew mi ñooy liggéey ci presque 16 millions d'habitants donc notion wu liggéey d'abord loolu mooy li ñu war a njëkk teg ci taabal ji pour que nit ñi tegu ci yoonu liggéey am Pastef pour liggéey maintenant nag bari na ci ay yoon yoo xam ne tënk nañu ko ci document bi tàmbalee ko ci li nga xam ne mooy encadrement parce que ñi nekk ci wàllu secteur informel bi ñooñu ñoo yor réew mi ñiy taaba ak di dóor waar ñooñu ñoo yor réew mi ñooñu il faut ñu encadrer leen ñooñu il faut ñu dooleel leen ñooñu il faut ñu taxawu leen ba liggéey bii ñuy def ñu mën ci suturlu yor ci seen njaboot ba li ñu yóotu ñu mën ko am bokk na ci fexe ba ñi nga xam ne dañuy liggéey ñu ci mel ni transporteurs yi te ma gis Pape Sarr bu Petersen fii ci ndaje mi fexe ba transporteurs yi ak ñëpp ñi nga xam ne dañoo nekk ci secteur informel ñu mën a am lépp li nga xam ne ay pension de retraite la amit li nga xam ne moom moo di cotisation ngir ñu mën a am ay mutuelle ba war cee mën a faju di faj seen njaboot industrialisation légère dafa am solo parce que réew mu mel ni réewu Éthiopie loolu moo tax mu jóge fi mu nekk dem fa mu nekkoon kon moo tax ma ne yéen ñii di ñàkk di jariñu yéen ñi nga xam ne yéen la réew mi yaakaar parce que seen doole ngeen wóolu di liggéey ngir teral seen njaboot moo tax ma ne jóg leen ngeen bokk ci lii defar réew mi ñi yor réew mi boobaak léegi kenn taxawalu ci télécentre kenn taxawalu ci taabalu gerte kon yéen ñii di ñàkk war ngeen a jóg bokk ci liy defar réew mi war ngeen a jóg bokk ci liy changer réew mi xam leen ne réew liggéey moo koy defar amul beneen fànn ak leneen loo xam ne mën naa defar réew lu may liggéey et Serigne Touba wax na ko ndax nee na gisuma genn yittey àdduna ju liggéey mënta saafara waaye gisuma gennuk naaluk alaaxira gu jaamu suñu borom mënta sottal kon teg nañu ci yoon bi li ci des nag ñun la gëm suñu bopp gëm suñu réew liggéey suñu réew je vous remercie. aywa jërëjëf fii nii am na ku bëgg a poser question soxna si tur bi naka la Khady Diallo aywa Khady Diallo tu as la parole.
salaamaaleykum mbooloo bi maa ngi nekk turu nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di gërëm président di remercier honorable député yi toog fii président Bougane damay doon poser question interdiction yi ñu la doon interdit ci biir réew mi muy manifestation yi ban jàngat nga ci am loolu mooy sama question. merci beaucoup jërëjëf xam nga Sénégal bi ñuy woote gëm sa bopp dafay tàmbali ci respecter réew mi gëm sa bopp day tàmbali ci respecter loi ak règlement yi ñu teg ci réew mi waaye gëm sa bopp day tàmbali ci bàyyi xel ñi nga jiital te ñu jël yenn ciy décision ne ñoom dañu koo teg ci yoon xam nga ñun li ñuy woote mënta ànd ak xarab li ñuy woote mënta ànd ak sànni xeer moo tax bu ñu nee bàyyi leen sëñ Abdou Karim borom Karim alax la dafa ne ma buñ la teree baal ma ne ko ah Mbàkke li nga wax danaa ko def fileeg ñu ngi may tere bu ñu teree ma dugalaat beneen autorisation bu ñu teree ma dugalaat beneen demande du ma xarab mukk du ma wax mukk lu ñu may xeebe te ñoom la ñu ma bëgg mooy ma fasantikook ñoom ruutaloog ñoom borom baatu caq du xeex ak borom baati neen kon saa suñu ñu tere dana nu ba waaye askan wi gëmmuñu nelawuñu xam nañu luy dëgg xam nañu lu dul dëgg yàlla nag dafa am lu muy def xam nga ne mbooloo mi xajul grand théâtre wax dëgg yàlla organisateurs yi indi nañu 4000 chaises 4000 chaises booleeg yéen ñi taxaw xam nga ne lii xajul grand théâtre te nag waa Grand Yoff ak Biscuiterie yi dong ñoo woote xanaa kon le 31 octobre bu ñu wootee dañuy dem stade Léopold Sédar Senghor waaye yàlla na fekk ñu autorisé ko macha allah. aywa jërëjëf président fii am nañu ku bëgg a poser question tur bi naka la kilifa gi Abdou Khadir Jeylani bismillah tu as la parole aywa. salaamaaleykum rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi jégalu ci kàddu gi ñuy jël ñaari question lañu amoon président benn bi mooy dañu nekk ville di liggéey biir ville ñu gis marchand ambulant yi coono yi ñuy daj ñu jóge ci régions yi ñëw di liggéey ñëw di liggéey ku jënd say bagage ñëw teg ñu ramasse la yóbbu la dootoo am loo liggéey bari mooy première question bi léegi loolu yow lan moo ci nekkoon say yéene ci marchand ambulant yi beneen bi ancien soldat la ancien militaire la bëri na militaires yi nga xam ne nekk nañ sous les drapeaux ba retraité ba def seen ay 2 ans jeexal ba libéré maanaam amatuñ lu ñu def amatuñ lu ñu liggéey duñu lu dul dañuy wëti taxawaalu am na ci ñoo xam ne dañuy nekk société de gardiennage yi duñ leen fay loo xam ne buñ ci bu weer bi deewee dinañ ci mën a bégal seen i parents léegi yow ñaari question yooyu mooy loolu lan nga ci amoon loo xam ni bu yàlla defee li nga xam ne moom mooy sa yéene lan nga ci am loo xam ne di nga ko mën a teg ci yoon bi daal maa ngi jégalu bu baax a baax. jërëjëf mon frère. yéene bi ngir Sénégal laata ñu cay yegg dafay important ñu fàttali ne soutien yi ñuy wut ci gëm sa bopp moo ko jiitu fileeg amuñu loolu duñu mën a yegg ci loolu lépp kon li ñu fi wax yépp yéene la yéene goo xam ne yéene koy mën a mottali marchand ambulant boo ko waxee sama xel dafay dem ci lu bari parce que man mi marchand ambulant woon la ca New York dama daan jaayi ba noppi doo ko dem fay li ma jàng bu ma jaayiwul dem defi marchand ambulant week-end bi samedi ak dimanche du ma am lu ma dem fayee ji sama njàng kon loolu man xam naa li ci nekk xam naa jafe-jafe yi ci nekk donc li war mooy encadrement li war mooy fexe ba toute la jeunesse ñu teg leen ci yoon ak un encadrement nee naa leen jël xaalis di ko jox jeunes yi c'est pas la solution Abdou Diouf def na ko Ablaye Wade def na ko ak FNPJ moom mi président Macky Sall def na ko ak ANPEJ jurul dara parce que jeunes yi du question xaalis la ñu leen di jënde li ñu leen di jënde mooy encadrement bu wóor
ngir teg leen ci yoon bi nga xam ne yoonu liggéey la encadré leen ngir li ñu bëgg ñu mën ko am. Merci merci maître El Hadj Diouf jërëjëf maître El Hadj Diouf ñu ngi koy sant jërëjëf. Merci maître. Merci maître. Donc pour les marchands ambulants ak ñi nga xam ne dañu nekk ci secteur informel war nañu leen encadrer parce que secteur informel boobu marchand ambulant yi ci la ñu bokk soupape de sécurité la ci réew mi parce que yéen da ngeen am njariñ bu am solo ba tax na encadrement bi war mooy fexe nu ñu leen dooleele yéen waa secteur informel boobu pour que économie Sénégal ngeen tirer ko vers l'avant. Sénégal du développer mukk fileeg joxuñu informel bi cër bi ñu leen war a jox parce que dañoo ëpp ci réew mi ëpp pas-pas ci réew mi ëpp engagement ci réew mi. lu jëm ci les militaires yooyu nga xam ne dañu leen a libérer encadrement daf ci war parce que militaire déjà dafa nekk liggéey bu am solo et vous vous êtes sacrifié pour votre nation da ngeen joxe seen ndaw joxe seen doole ngir réew mi kon réew mi daf leen ameel njukkal war nañu defal leen benn plan de reconversion boo xam ne dina permettre képp ku ñu libéré ci armée bi nga am liggéey bu wóor am ci loo jàpp ba mën ci suturlal ci sa njaboot sutural ci sa waa kër loolu mooy xalaat bi ma am ci yéen maa ngi lay remercier mon frère jërë nga jëf. aywa jërëjëf merci beaucoup président am na ku bëgg a poser question fii mi ngi tudd Moustapha Mar bismillah kilifa gi. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di remercier honorable député yi teew fii yëpp ak mbooloo mi déplacé wu yëpp ngir président Bougane Gueye ci mouvement gëm sa bopp bi mu nekk. président man dama am 2 questions yu ma bëggoon a poser à savoir la première question dama bëggoon a xam yow naka nga gisee situation jeunesse sénégalaise bi nga nekk actuellement nii. D'accord. Deuxième question bi nga xamante ne question bu am solo la ndax man dafay concerner zone bi ma dëkkee muy zone Mboro muy la plus grande société minière du Sénégal muy les ICS ku ci ne xam na carrément responsabilité bi nga xamante ni si ak problème yi nga xamante ni mi ngi koy posé environnement bi nga xam ne moo nekk ci environnement bi nekk ci Mboro ak li ko wóor yëpp ñu gis ni carrément à chaque instant ñoom seen camion acier yi tout le temps ñi ngi traversé suñu biir marché bi ak tous les dangers qui gangrènent ñuy traversé di dem pour déverser ci te ñun ña nga xamante ni si ni ñoo dëkkee ci zone boobu gisuñu benn yoon suñu bopp loo xamante ni si ni njariñ la bu mu ñu apporteel depuis que bi mu existé foofu ba tey jii ñu léegi nag ñu bëggoon a xam yow mi nga xamante ni si ak programme bi nga xam liir nañ ko commencé nañ ko liir léegi nii yow une fois que tey yàlla accordé loon la chance ba li nga bëgg di ko mëbër yàlla jox la ko nag ban solution ngay indi ci loolu noonu loolu mooy li nga xamante ni moom lañ doon posé jërëjëf Moustapha jërëjëf maa ngi sant waa Mboro di fàttali ne problème bi nga wax yamul rek Mboro parce que waa Daaru Xudóos même problème boobu la ñu am waa Daaru Xudóos ak waa Mboro est-ce que gis nañu seen bopp ci liggéey bi nga xam ne ICS mu ngi koy def est-ce que doomu Mboro ak doomu Daaru Xudóos ñu ngi liggéey ci biir usine yooyu nekk foofu lay ca ICS kon li njëkk mooy encadrement bi may wax ba suñu jeunesse am encadrement bi war am xam-xam bi war ba secteur bu ci nekk ñu tàggat leen ci tàggat bi war ngir ñu mën caa liggéey pourtant li nga xam ne moom mooy le code minier réglé na problème boobu lu jëm ci wàllu protection de l'environnement code minier bi réglé na ko bu wóor mais est-ce que jëfe nañu ko est-ce que mën nañu dëkk ci di voter ay loi ba pare di ko bañ a appliquer loolu je crois que dinañu ci taxaw et loolu mbir la moo xam ne yéen ci seen bopp
il faut ngeen taxaw ci lu jëm ci wàllu jeunesse bi moo tax ma woote gëm sa bopp parce que jeunesse sénégalaise dañu mës di leen nax jeunesse sénégalaise de 1960 à maintenant dañu ñu gëmloo ne pour nit tekki faaw nga dem defi politique dañu ñu gëmloo ne nit pour mu bokk ci ñuy wax ci réew mi faaw nga bokk ci parti politique dañu ñu gëmloo ne pour yow jeune nga bokk ci ñuy jëf ak ñuy dindi ci réew mi faaw nga bokk ci parti politique man ma ne déedéet il faut ñu jóg ñu gëm suñu bopp ñu xam ne suñu réussite doomu aadama ci loxoom la nekk nit ki bu bëggee réussir amul lenn loo xam ne du ko tere mu réussir nit gëm-gëmam war na ko mën a yóbbu fu nekk la réussite damay wax souvent ne c'est pas une option c'est une obligation kon jaadu na ñu gën a waxtaan ak jeunes yi pour ñu moytu politique de dépendance bi nga xam ne suñu système politique yi ci lañ ñu xirtal ci lañ ñu orienté boobaak léegi dem nga ba jeune boo xam ne am nga diplôme jàpp nga ne yow waruloo xëy boo amul liggéey da ngay toog seen kër di naan caayin bal bi bool bi baraada bi et loolu mënta defar réew nañu jàpp ne il faut ñu gëm suñu bopp il faut ñu jóg il faut ñu liggéey suñu réew ba ñi nga xam ne ñoom ñoo gàllankoor réew mi ba ñi nga xam ne ñoo empêché réew mi mu bokk ci réew yi développé yi ñooñu ñu seppi leen teg leen fële defar Sénégal ànd ci ak la jeunesse ànd ci ak nit ñoo xam ne ay nitu qualité lañu ànd ci ak ay nitu valeur ànd ci ak ay nit yoo xam ne ay nitu rupture lañu bu ñu bëggee Sénégal jëm ca kanam lii man mooy sama yéene man Bougane Gueye ku ma xam ne liggéey rek laa gëm musuma ànd ak nguur musuma féeteeg nguur musuma ànd ak ku ànd ak nguur musuma defaral tarafatal ay ni lépp lu ma am sama ñaq moo ma ko may kon ma ne ñun ñii ñoo mën a defar Sénégal ñun ñii ñoo war a jóg pour defar Sénégal kon Sénégal soxla na leen Sénégal soxla na seen engagement Sénégal soxla na seen taxawaay damay invité maître El Hadj Diouf nga xam ne référence la ci réew mi di nit ku baax di nit koo xam ne taxawu Sénégal dong moom moo ko yitteel kon maître maa ngi lay invité fii ci présidium bi nga jël kàddu gi nuyoog mbokk yi parce que c'est clair que namm nañu la et bëgg nañoo dégg sa kàddu jërëjëf maître merci maître jërëjëf. asalaamaaleykum mbooloo mi tey bis bu rëy la suma rakk bu baax bi di suma xarit oote fii nga xam ni fii mooy peuple bi grand théâtre sax dafa xaw a select dafa xaw a soof day nuru ay beddeeku mais le peuple profond est là il faut être du côté du peuple pour défendre le peuple meurtri. Vous savez que le peuple sénégalais est fatigué. Donc si mon jeune frère se lève pour se battre, pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais, on ne peut que l'encourager. Du courage, mon jeune frère. Le chemin est long, parsemé d'embûches, mais à force de gëm sa bopp, à force de courage, de dignité, d'abnégation, de détermination, on finit toujours par triompher. Le peuple sénégalais a besoin aujourd'hui de ses meilleurs fils, de ses fils les plus déterminés, les plus engagés, les plus patriotes pour relever le défi du développement. dama ni Sénégal moo soxla ay doomam yi am jom doom yi am valeur doom yi gëm seen bopp justement mel ni Bougane Gueye Dany xam ni duñu ay yambar duñu ay tapet duñu ay ñuy tarbu ay suxu dañu gëm seen bopp taxaw xeexal seen réew mi jëm kanam
Sénégal loolu la soxla moo tax Bougane ñu ngi lay jàppale ñu ngi lay ñaanal di wax sénégalais yëpp ku demoon mbay lox wala ngay raf xoolal ci Bougane xoolal ci ñi fi toog nii xoolal ci El Hadji Diouf le député du peuple mi nga xam ni moom gëmul lu muy bopp ak yàlla kon Bougane maa ngi moom nuroon nañ ci lu bëri kon gëm naa ni Sénégal bëri nañu fi toog fii tey ñu toog seen kër waaye ñu ngi seetaan ñu ngi xool ñu ngi ràññee ñu ngi xàmmee bis na ñëw dineen jël seen carte seen ngànnaay carte yi jëli leen ko carte yi jëli leen ko mooy seen ngànnaay mooy pistolet bi libéré Sénégal mani ay Bougane Gueye Dany dañoo war a bëri ci Bougane tax nañu bëri ñeme ku ragaloon ñeme nga jërëjëf Bougane pour que vive le Sénégal merci. merci maître merci maître jërë ngeen jëf maa ngi leen di sant bu baax a baax maa ngi leen di gërëm ci ñëw bii ngeen ñëw ak teew bii ngeen teew kon le rendez-vous incha allah beneen ndaje bu mag bi le 31 octobre incha allah bu ñu amee 1 million de signatures dinañu dajewaat incha allah bu ñu amee 1 million de signatures donc jàpp leen ne entre 500 000 et 1 million mooy tax ñu dem ci élection bi incha allah jërë ngeen jëf gëm sa bopp 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 jërë ngeen jëf. Merci, président Bougane. Merci également les étudiants du mouvement Gëm Sa Bopp, les Amazones.